waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki diaspora bi man la Mokhtar bu Isis Sénégal nekk le directeur commercial jërëjëf ci laaj bi nga laaj donc effectivement Isis Sénégal mi ngi ci avancé bu conséquent boo xam ne depuis bi ñu ko sancee ba léegi di nekk di liggéey ci projet bi muy Prophase bi donc gis nañu ni fi ñu toll tey am na avancé bu am solo comme ni ko sunu mbokk yi nekk ci diaspora bi ak sunu mbokk yi nekk biir Sénégal doon ko laajee bon gis nañu ne actuellement tey lépp loo xamante ni nit ki soxla woon na ko pour doon ko laajte pour jëm ci Isis Sénégal ak jëm ci projet bi nga xam ne moom la ñu teg tey mën nañu wax ne li ci ëpp tey boo demee ci site bi di nga ko fa fekk ba tax na nag dañ leen di indil brièvement rek à peu près li nga xamante ni mooy les grandes lignes li ci des ñu bàyyi leen ak site bi bu ngeen demee ngeen xool ko incha allahu rabbi yaakaar naa ni di ngeen fa fekk li ngeen doon laajte lépp liñ ci bëggoon a indi rek tey ci benn ci sunu waxtaan ak yéen bokk na ci wax leen ci li jëm ci wàllu prix yi parce que boo dee seet boobaak léegi bi ñu lancé projet bi ba léegi nit ñi ngi wootee di wax ni effectivement affaire bi ça les intéresse mais bëggoon nañoo xam kër yi ngeen xam ne moom ngeen ñu wan lan lay jar benn ensuite deux bëggoon nañu xam aussi seen site yi fan la ñu nekk ci foofu sax lay njëkkee ci deuxième laaj bi mooy que ni dañ leen di wax na leen sunu site yi ñu am bi nga xamante ni moom lañ ci njëkk a commencé mi ngi nekk Lac Rose ñu tuddee ko cité Isis Lac Rose donc kooku mooy sunu premier projet boo xamante ni bëgg nañu ko lancer donc prix yi tamit wax dëgg neex yàlla nekk na ay prix yoo xam ne prix abordable la par rapport ak ce qui se passe sur le marché boo dee xool li xew ci actuellement ci Sénégal li fi am ci prix li fi am ci loo xamante ni tey jii kuy loué tey kër ñu ne la kaay joxe lu toll noonu par weer nga dëkk pendant 14 ans ou pendant 10 ans boo paree nga moom sa kër donc yaakaar naa loolu c'est abordable donc nag tey foofu la ñu bëggoon ñëw ak yéen waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni li ci njëkk mooy site bi wax nañ leen fa mu nekk mooy site bi mi ngi ci ñàgg Lac Rose ñaareel bi mooy li nga xamante ni mooy prix yi nag boo gisee ñu indi ko parce que Isis waxoon naa leen ko ci njalbeen ga directeur wax na leen ko ci waxtaan yële mu génn ak yéen que ni Isis dafa ñëw indi lu bees li mu indi nag c'est très simple parce que dafa am loo xamante ni xëy na moo amoon ci réew mi moo doon que ni promoteurs yi daan dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom di dem ci diaspora bi di waxtaan ak ñoom daan leen proposé loo xamante ni dafa jëmoon ci wàllu immobilier dañ doon wax nit ñi rek naan leen indi leen jox leen ma liggéeyal leen mais Isis nag moom bi mu ñëwee dafa inversé la pyramide daf ne li ngeen yor téye leen ko bàyyi leen ma liggéey su ma paree ma jox leen ngeen dëkk ngeen doog maa fay donc nag loolu wax dëgg neex yàlla lu kenn mësul dégg la lu kenn mësul gis la boo ko waxee ni dara naan est-ce que loolu c'est possible mais effectivement c'est possible parce que avec Isis tout est possible léegi nag bon li fi nekk mooy site baa ngi fi comme ni ma leen ko waxee ku dugg ci site bi lépp loo doon laaj di nga ko fa fekk di nga fa fekk fiche bi nga xamante ni nii moom nga war a inscrire boo inscrire ba pare nga envoyé ko loolu mooy tekki ne bokk nga léegi nag la ca des nag mooy nga ñëw ak ci ñu am lu ñu lay proposer lu mel ni assurance bi nag bon du dara lu dul mooy tekki ne rek ëllëg xëy na am nga ay jafe-jafe ëllëg am nga ay problème wala nit ki tamit moomul bakkanam yàlla mën na def muy liggéey ba ca digg bi yàlla suñu borom jël bakkanam et là su boobaa assurance bi mën na taxaw xool ne effectivement que ni kii kat mënatu la dem wala kii kat gis nañ ni yàlla def na nekkatu fi faatu na te ak njabootam dëkk nañ ñi ngi ci biir kër gi là en ce moment assurance bi mën na ko substituer jël place am fay li nga xamante ni xëy na moom moo ko dese woon wala fay li nga xamante ni moo
moom la tàmbali woon te mënu ko woon a yeggale donc daal côté boobu loolu lañ ci bëggoon a indi. am na aussi beneen côté boo xamante ni bëgg nañ ci ñëw ak yéen muy li jëm ci wàllu prix yi nag bon boo dee xool dafa am de F2 à F5 plus benn bu ci nekk dafa am loo xamante ni mooy prix donc nag li muy jar kooku incha allahu rabbi dinañ ci ñëw ci yeneen i waxtaan bu ko defee ñu gën leen ko leeralal ba ngeen xam ne ISIS li mu leen préparé jóge ci F2 ñëw ba F5 plus benn bu ci nekk am na njëgam te benn bu ci nekk boo dee xool njëgam c'est abordable par rapport ak li nga xam ne moo nekk sur le marché sénégalais voilà. léegi mën nañu xam ndax cité ISIS Lac Rose ndax ay villa kese la wala am ay appartement. waaw cité ISIS Lac Rose li fa ISIS Sénégal prévoir dem na ci ay villa rez-de-chaussée dem na ci ay villa R+1 et dem na aussi ci ay appartement yi ñu ngi fay waaj tey ji lu toll ci 6 buildings yoo xamante ni benn bu ci nekk dina am appartement de 100 mètres carrés boo xamante ni ay F3 lay doon parce que c'est bien de poser cette question parce que aussi dafa am ay F3 yoo xamante ni ay F3 villa la ça n'a rien à voir avec ay F3 yoo xamante ni F3 yu nekk ci appartement la donc F3 appartement yi boo dee xool bon seen superficie moo gën a tuuti mais nag nekk na ay F3 yoo xamante ni yu mucc ayib lay doon parce que aussi F3 yi nga xam ne mooy F3 villa yi am na ci yoo xamante ni yëpp boo dee xool 150 mètres carrés la te ISIS proposé na ay villa ba 300 mètres carrés surtout les F5 am na ci F5 boo xamante ni c'est F5 300 mètres carrés la am na ci F4 yoo xamante ni am na ci 200 mètres carrés am na ci F3 yoo xamante ni aussi am na ci 150 mètres carrés ba 200 mètres carrés donc daal ISIS donc yemul rek ci villa yi donc mi ngi dem ba ci ay appartement donc parce que aussi ak dëkkuwaayu àdduna ku xool léegi àdduna nu muy doxee boo dee xool ak ni dëkkuwaay jafe boo demee ci réew mag yi da ngay gis ne léegi daanaka seeni kër nekkatul ay benn kër rek bu ñuy tabax rek teg ko ni benn nit dëkk ci ak famille am léegi nit ñi dañuy tabax rek jëm ci kaw donc nag appartement yi il faut que tamit ñu koy bàyyi xel ñu nit pour mën a ànd ak li nga xamante ni moom la àdduna bi voilà. Très bien mais léegi admettons supposons léegi koo xam ne léegi c'est adhéré au programme ISIS moom mu sori comme ni ko waxee profane nga xam ni ko defee uniquement pour la diaspora ba tey ci dugal Sénégal yi nga xam ñu ngi fii léegi supposons mu adhéré woon ci programme bi bu pare nag léegi nag war a signer ay critères donc qu'est-ce qu'il y a de faire par rapport à ça. dëgg la waaw jërëjëf parce que laaj boobu sax ñëw na fii parce que am na suñu mbokk yi nekk fële ci Argentine yoo xam ne laaj nañ ma ko barki démb ñu wax ma ne ma bon ñun ñi ngi ci réew mi te xamuñu kañ lañ fiy jógee te bëgg nañu seen programme bi ñu bokk ci tey jii bu ñu demoon ba yàlla def ñu adhéré ñu war a signer wala ñu war a jot suñu titre de propriété wala dem ci kanamu notaire bi wala nan la ñu war a def loolu c'est très simple parce que réew moo dem di nga fa fekk un consulat di nga fa fekk koo xamante ni moo fa toogal sa réew tey jii boo amoon loo xamante ni moom ngay war a légaliser tey jii bu dee ci Sénégal la da nga naan naa dem ci police ba wala naa dem ci mairie ba bu dee ci bitim réew la nag da nga naan naa dem ci sama consulat su ma demee mu signal ma ko donc nag képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew te yàlla def nga bokk ci programme bi te ñu war a am foo xamante ni xëy na dañ fa war a signer wala dañ fa war a am ku la fa représenté te yow mënoo teew parce que yaa ngi bitim réew et na nga def li ñuy wax procuration nga bind sa procuration nga dem ca consulat ba la fa toogal consulat ba fa toogal sa réew boo demee mu légaliser la kayit bi ci turu ki nga xamante ni moom moo la fay teewal mi ngi mel ne tey nga waroon ma faa teewal yow ma jël kayit gi def ko ci sa tur daal di koy yóbbu ca consulat ba wala ci ambassade ba ñu légaliser ko bu ñu ko légaliser ba pare nag ma yónnee la ko là en ce moment nag kayit boobu mën nga ko yore di ko teewal ci lépp loo xamante ni ISIS soxla na ko di woote tam nekkuma fa là en ce moment mën ngaa toog sama place. mais aussi mën nañu xool aussi si la demande est trop forte léegi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que voilà. waaw bu ñu demee ba gis ne la demande est trop forte et ISIS mi ngi préparé yeneen site yoo xam ne pare nañu pour
jébbal ko askan wi lépp rek jëm ci wàllu villa yi ak wàllu appartement yi parce que boo dee xool programme bi nga xam ne moom la ñu teg pour ISIS Niack Rose Laga boo dee xool mooy benn ci sunu programme yi parce que yaakaar naa ne Lac Rose dinañ fa am ñaari programme donc sax mën naa am sax ñu ne ISIS Lac Rose 1 wala ISIS Lac Rose 2 ñi ngi am aussi yeneen i programme yoo xamante ni ñi ngi koy teg pour Njaxiraat ñi ngi am aussi yeneen i programme yoo xamante ni ñi ngi koy teg pour Mbour fële ca Saly te sax dem nañu ba yaakaar ni ak Sénégal ni mu tëddee nañu dem ba génn région de Dakar loolu am nañ ci yaakaar donc ñu ngi dépendre ci programme bi ak nit ñi ni ñu koy songee ak nit ñi aussi ni ñu koy gisee parce que tamit tout début est difficile tey jii bu ñu demoon ba yàlla def ñi jiitu ñi ci njëkk bindu ci ba ñu dem ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la warloon rek ISIS def ko te ñu gis ne dugg nañ ci te amuñu ci benn jafe-jafe yaakaar naa su boobaa sénégalais dinañ xam ne affaire bi fii la nekk te su boobaa bon bu demande bi baree dina obligé ñu peut-être bu ñu mënee génn région bi parce que tamit dépendul ci ñun mi ngi dépendre rek ci li client bi soxla waaw lu client bi soxla rek tey jii bu ñu ne woon am nañu ay clients yoo xamante ni ñi ngi dëkk Kaolack dañu bëggoon nañu ISIS am lu mu leen fa tegal ci turu ISIS là en ce moment dañu koy jaral ñu dem ba Kaolack xool lu ñu fa mën a def pour waa Kaolack xool lu ñu fa mën a def pour waa diaspora bi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ak tamit ñu dëkk Kaolack parce que tamit bu ñu fàtte ni ISIS liggéeyul rek pour diaspora bi mais dafay liggéey pour tout le Sénégal fu Sénégalais mën a nekk rek ISIS mi ngi liggéey ak yow boo gisee ñu tudd lu bari diaspora bi daf di rek dañoo gis ni suñu mbokk yi nekk ci bitim réew te daf ci bari ñoo xamante ni tey daanaka boo leen tuddee laaj leen seen xol lu ci gën a nekk dañ lay wax ne la kër gu ma dugal fa sama njaboot moo tax bi ñu gëstoo loolu ba gis ne loolu lu am la moo tax ñu leen di faral di jege souvent di waxtaan ak ñoom di leen proposer li nga xamante ni mooy programme bi ñu yore ñoom it ñu adopté ko nag wax dëgg neex yàlla ndax fépp foo xam ne rek dem nañ fa ci diaspora bi ñëpp ñu jokkoo ci diaspora bi ñoom ñëpp pare nañu pour jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp pare nañu pour adhérer ci li nga xamante ni moom leen ISIS tegal. waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne leen bon xam naa ni lii mooy sunu daje bu ñuy njëkk a daje ak yéen te du doon sunu mujjee daje parce que am nañ yeneen yoo xamante ni dinañ leen ko indil surtout li nga xamante ni moo jëm ci wàllu njëg yi maanaam prix yi incha allah rabbi dinañ fi dellu si gën ko yaatal bu ko defee ñu gën ko leeral dinañu ñëwaat aussi ci mode de paiement bi pour ñi nga xam dañu nekk ci bitim réew di nga xam ne dañuy bëgg bu weer dee ñu fay wala bëgg a joxe seen adhésion ñoom tam dinañ ñëw ci mode de paiement bi wax leen nan la ñuy def pour mën a fay ba ISIS jot ci incha allah rabbi yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat ci yeneen i waxtaan ñi ngi leen di sant bu baax leen gërëm leen jaajëfal jërë ngeen jëf.